salaamaaleykum mbokku internet ak téléspectateurs yi baaxoo seetaan seen chaîne Média Info TV di leen dalal encore une fois ci seen émission sans contredire comme ni leen ko tàmm defalee rek ndaanaan yu mag a mag la ñuy invité suñuy plateau ñoo xamante ne nii ñu ngi yëngu ci langue politique bi tey nag ñu ngi dajeex koo xamante ne nii ñu ngi ko surnommé le phénomène de Ngor tellement que bi mu déclaré candidature am ci commune de Ngor ba léegi nii am na benn remous boo xamante ne bu rëy mu ngi ko fa provoqué ba muy rogaan ba activiste Yoff Abdoulaye Samb la pour ñenn ñi Abdallah pour ñeneen ñi ci des naan kan Laye Pro donc président ziar nañ la. ñu ngi ziar président maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateur Yoff Média TV di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan ci ligne bi. donc di wax ni rek di leen jaajëfal di kontaan bu baax a baax ci invitation bi. et aussi nga permettre ma remercier ñi nga xamante ne ñoo tax ma teew fi tey muy waa Ngor. ma nekk doomu Ngor. ñu defar ma jëmmaloo ma fii. wax dëgg yàlla ma di ko rafetlu bu baax a baax ba tey jii mu ñu sañ a déposer suñu candidature au niveau de la commune de Ngor. macha allah donc Abdallah ngay koo xamante ne nii jamono ji daal ñu ngi lay dégg lu bëri. à travers les réseaux à travers même médias de masse yi comme télévision locale yeeg yooyu noonu mais dans le fond est-ce que mën nga ñu wax kan mooy Abdoulaye Samb nga def benn présentation bu xaw a exhaustive rek pour nit ñi mën la gën a ràññee. waaw macha allah président xanaa kay ma di la jaajëfalaat encore une fois di wax nii rek présenté wu moom dana nekk loo xamante ni lu xaw a diis la. parce que nit ki buy wax ci boppam sax day maanaam day mel ni kuy tàgg boppam te ñunu mooy wuñ loolu. waaye nag comme daf ko laaj danañu wax ni ñun Abdoulaye Samb bi toog benn ndaw la boo xamante ne mu ngi dëkk Ngor. bàyyi ko Ngor dëkk Ngor yaroo fa vraiment xam lu bari ci Ngor. ba pare nag di représenter Ngor ci instance yu bari. wax dëgg yàlla lu ci mel ni ci wàllu éducation bi nga xamante ni ci laay yëngatu. man mi di wax ak yow je suis professeur de mathématiques. en même temps dama yor sama école bopp au niveau de Ngor. di fa def ay cours de renforcement. primaire comme secondaire wax dëgg yàlla macha allah daal. beneen bi aussi mooy man étant étudiant. maa ngi am sama master 2 en analyse numérique. maa ngi nekkoon foofu noonu université Cheikh Anta Diop. département de mathématiques. vraiment loolu en résumé. mën naa wax ni loolu laay def comme présentation ba leneen gën a yaatuwaat beneen parce que lu ci bari daal moom ñenn ñi xamee nañ ma ci wàllu mooy élèves étudiants yi nga xamante ni man maa nekkoon président bi. comité de gestion bu école Alieu Samb aussi man maa nekkoon président bi. voilà. donc muy engagement communautaire boo xamante ne nii ñu ngi koy noté ci yow loo xamante ni aussi ça ne date pas d'aujourd'hui. voilà effectivement lii nii c'est juste une continuité. parce que ñun dañ jàpp ni lépp loo xamante ni daf ñu war suñu diggante ak Ngor dañ ko war a def parce que Ngor dañ ñu defal lépp. ñun ay doomu Ngor lañ te Ngor moo ñu defal lépp donc lépp loo xamante ni defal nañ ko Ngor rek dañ koy xeeb. moo tax action yi ñu jot a def yëpp muy engagement communautaire. parce que ñun on a été des relais aussi. donc lépp loo xamante ni daal engagement communautaire la ñun bokkoon nañ ci dañ ci doon impliqué wu. voilà. incha allah léegi tey président ñun ñu bëggoon xam fan la déclic bi jógee maanaam tey. kañ nga toog daal ba jékki-jékki ne man kat war naa mën a jóg te dem laaji mairie bu Ngor en tant que jeune surtout. merci beaucoup damay wax ni ñun étant jeune. dañu gis ni fonctionnement bi dafa xaw a yéex ci boor yu bari. maanaam waxuñu ne li fi nekk doxul waaye doxalin bi moo yéex. looloo tax nag ñun étant jeune ñu xam ni ndaw mooy énergie. te ñun dañu am énergie boobu noonu pour mën a doxal dëkk bi. looloo tax nag bi ñu gisee ni ñun ñu ngi nekk ci fànn yu bëri yi nga xamante ne Ngor soxla na ko ñu fay taxaw. bu ñu demee ba nga xamante ne nag wax dëgg yàlla gis nañ ni dañu war a gën a engagé wu pour mën a dimbali gox bi. parce que am na yu bëri yoo xamante ne wax naa la ko nee naa la sooxe na ci dëkk bi nga xamante ne mooy Ngor. lu ci mel ni éducation bi bu ma ne laa Ngor amul lycée ñu ko defe naa loolu rek. jar na tey jii ñun ñëpp ñu. booloo daal di vraiment combattre loolu daal vraiment. looloo tax tey jii ñu jóg. beneen bi mooy dama ànd ak ay ndaw yoo xamante ne vraiment ñoom aussi lépp loo xamante ne lu dëkk bi di laaj la rek ñoom dañ ciy bokk. looloo tax ñoom ñëpp bi ñu gémee ba gis ni dëkk bi yamul rek jeunes yi di topp à chaque fois politiciens yi nga xamante ne période moment politique
moment élection yi rek nga leen di gis. ñu ñëw utiliser ndaw yi bu ñu paree après sànniwaat leen. ndaw ñi dañu war a nekk ci instance de décision yi. ndaw ñi dañ am ay xalaat yoo xamante ni am ay vision yoo xamante ni dañ ko war a partager ak ñeneen yi. looloo tax tey jii bu dul dara c'est benn exemple boo xamante ne dañ ko bëgg a wan ndaw ñi wan leen ni c'est pas juste que ni ñoom dañu war a nekk di suivre waruñu nekk ay suiveurs mais ay producteurs d'idées. voilà donc loolu bokk na ci li gën a tax tey jii ñu déposer suñu candidature au niveau de la mairie de Ngor parce que gis nañ ni war nañ ko mën a doxal. parce que gis nañ ni doxul daal maanaam doxalin bi yéex na torop. te gis nañ ni vraiment bu dee jeunes yi nga xamante ni ñoom laa gis ni ci équipe bi vraiment jàpp naa ni war nañu mën a jëmale Ngor ci kanam daal. macha allah mais Ngor aussi di commune. mais à l'origine muy un village lébu. te am na lu ñu remarqué aussi quoi qu'on puisse dire ci Ngor Wakaam Yoff un peu gérontocratie moo fay dox mag ñi maanaam ñoom ñooy doxal loolu si ëpp ñoom ñoo koy doxal léegi ñu gis tey benn ndaw boo xamante ni dafa jóg ne tey kat bëgg naa ñu jox ma dëkk bi ma gérer ko loolu bi nga defee sa déclaration de candidature en général dans le cadre général ban réaction nga remarqué que ne population bi am nañ ko à votre endroit surtout. waaw loolu andi woon na wax ju bëri daal macha allah vraiment loolu mooy wane ni nit ku am yitte la ci Ngor. tey jii boo déposé woon sa candidature déggoo ci dara. kenn waxul xamal ni vraiment candidature boobu noonu presque moo yi invalide ñooy am. donc boo déposé sa candidature wax ji bari c'est parce que am na loo xamante ne ñoom gis nañ ko. man daanaka lii nii du woon loo xamante ne dama ko sabablu. dañu am vision am ay programme pour Ngor. ñu bëgg ko doxal pour Ngor defal ko waa Ngor. bi ñu gisee ni ñii fi nekk xëy na ñoom ak ñun partagé wu ñu même vision. looloo taxoon ñu dajaloo xool nan la ñuy def ba ànd ak benn équipe boo xamante ne war na ko mën a def. mais wax dëgg yàlla xool nañu xool mais gis nañu daal vraiment kenn doyuñu. pour doxal li nga xamante ne ñun moom la ñu war a doxal. loolu tax na ñu jëlal ko suñu propre initiative boobu noonu pour mën ko doxal. looloo tax nag vraiment ñu engagé wu ànd ak ay jeunes yoo xamante ne dynamisme bi ñu àndal wax dëgg yàlla mënoo ko mesurer. macha allah macha allah léegi tey ñu bëggoon xam aussi ban coalition wala ci ban parti politique ngay représenté ci élection boobu noonu. ok coalition wala parti politique balaa maa wax ci loolu damay wax ñun ñooy ñan d'abord. Ngor moo koy defar. xam nga quand on dit Ngor moo koy defar Ngor dafa am loo xamante ne dafa nekk loo xamante c'est ancestral. muy la mu Ngor. c'est-à-dire ab waa Ngor dafa gore. léegi bu demee bay ñàkk ngoram war nañ toogaat xool ko. moo tax bu ma déggee ñu ne nañu yeewi xam nga ñun mosuñu ñoo yeew. waa Ngor askan la goo xamante ne ay gor ñoo fa mës a dëkk. donc koy yeewi da nga koy jéem a def gor. kon nag bu ñëwee ba ñu bëggaat ñu def gor. tey jii defe naa ni war nañ poser wu ay question looloo tax ñun ñu war a delluwaat ci Ngor googu rek. mën a doxal suñu dëkk bi. léegi nag quand di Ngor di wax ay valeur moo tax bi ñu waree tànn mbubu bu ñu sol pour mën a dem ci élection yi dafa am mbubu aussi yoo xamante ne tilim na am na mbubu yoo xamante ne set na. moo tax bu ñu déggee réewum Ngor c'est-à-dire république des valeurs. looloo tax ñun ñu choisir république des valeurs. parce que nit ki fa nekk. un exemple la nit ki fa nekk nit ku jararoy la nit ki fa nekk aussi c'est un exemple pour tout le Sénégal. donc dane Sénégal nañ ko defar ci Ngor. rawatina nag Ngor xanaa ñu war ko mën a defar ci Ngor. voilà. dëgg donc ci coalition république des valeurs la noonu la tudd. république des valeurs. réewum Ngor c'est-à-dire coalition réewum Ngor. coalition réewum Ngor la donc loolu sotti ci ak def ci la réewum Ngor moom bu ñëwee Ngor. yaakaar naa wàcc na. defe naa réewum Ngor moo koy defar. léegi kon Ngor lan moo koy defar. Ngor rek ko mën a defar Ngor rek ko mën a defar macha allah. voilà donc ñu jàpp ne seen politique bi yëpp tey da ngeen ko axé ci ay valeurs yoo xamante ne nii déjà yéen ñi nga xamante ne yéen a ŋànk coalition boobu noonu au niveau de Ngor yéen a ngi koy incarné donc bu ma comprendre bu baax. effectivement boo gisee sax équipe bi kenn ku ci nekk. am na ay valeurs yoo xamante ne daf koy incarner c'est pas man personne bi. parce que équipe bi ñi fa nekk defe naa ni ñoom ñoo ma ëpp xam-xam ñoo ma sut xam-xam sax laay wax. xëy na oyof rek ak vraiment que ni bon ñu sentir que ni. man maa fa war a nekk rek moo ma fa teg. waaye du man maa sabablu loolu noonu. équipe bu ñu àndaloon la boo xamante ne ñun ñëpp dañu ànd bokk benn vision. ñu gëm ni man mi mën naa doxal vision boobu noonu. macha allah léegi tey bu ñu la laajoon Ngor. commune de Ngor foofu lan moo fa doxul lan nga ñuy tontu. li fa doxul dafa li fa doxul bari na. moo mën naa wax ni mu ngi dox sax
mais dafa war a daw. Voilà donc ñun lépp loo xamante ni parce que ku retard waratoo dox. encore dañoo retard ci côté yu bari. sànq maa ngi lay wax éducation bi dinaa fa ñëwaat parce que foofu noonu góom bu rëy la. ci wàllu environnement Wassia. boo xoolee Wassia foofu noonu zone de reproduction la woon. poisson yi foofu lañ doon nenee di dem vraiment mu nekkoon foo xamante ne boo fa ñëwee te gisoo fa jën rek defe naa ni duggoo fa. nga ñëw léegi instant yi boo fa demee pour sangu fa sax c'est un problème. dem na ba nga xamante ni environnement bi dafa salte daal. léegi nag yooyu noonu dañ ko bëgg defaraat. c'est-à-dire dañ bëgg a dundalaat Wassia. dundalaat Wassia nag c'est simple. benn méthode boo xamante ne mu ngi ci suñu programme dañu bëgg ndox mi nga xamante ne mooy jóge ci canal bi avant muy déverser wu ci géej gi ñu def foofu noonu benn épurateur boo xamante ne mooy épurer ndox mi nga xamante ne ndox moomu dinañ ko mën a utiliser sax à d'autres fins mooy bu dee mënuñu ko utiliser ñu dugalaat ko ci géej gi loolu defe naa moom mooy li nga xamante ne mooy solution bi nga moom lañ bëgg adopter au niveau de Wassia ak yeneen yoo xamante ne xëy na dama koy xaw a denc ba ci kanam ba ñu war a waxtaan ci programme bi parce que bëgg naa bés boo xamante ne dañuy ñëw ñu waxtaanee programme kase tàllal ko ba ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñu ngi ci dëkk bi ñu jot ci nga xamante ne ñun vision bi ñu am pour Ngor. xam naa dañ koy brosser un peu. ndaxte deuxième partie bi incha allah. moom la ñuy consacrer tout ce qui est programme. voilà léegi Ngor aussi ñu seetlu ko ne. zone touristique la. zone touristique la maanaam tourisme bi moom dafa sooxe. parce que bu njëkkoon Ngor lieu la boo xamante ne vraiment dafa touristique am ay nit ñoo xamante ne dañ fa daan ñëw. bu dul île bi rek. île bi rek mën nañ ko jàppee comme lieu touristique bu rëy. waxatuma la nag plage bi mu am nga xamante ni Sénégal foo dem doo ko fa fekk. ak village bi ci boppam. mais village bi instant yi visage bi moo xaw a changé. donc il faut que ñu delloowaat authenticité bi mu amoon village boobu noonu village u Ngor ñu xool ñan ñooy village waay voilà léegi tey ban ndaw ñi à Ngor est-ce que ñoom ñu ngi gis seen bopp carrément ci fonctionnement wu commune bi maanaam mandature yi nga xamante ne nii moo jàll yëpp. ok bon ndaw ñi li ma njëkk wax mooy ndaw ñi gisuñu seen bopp parce que boo nee élection municipale nga jël ay mag kase def leen ci équipe defe naa loolu ndaw ñi ils seront mal représentés. léegi ñun représentation des jeunes avec même l'aide des adultes c'est-à-dire ñun dàquñu leen. dañu ànd ak ñoom ci liggéey bi. parce que tey ji boo gisee sama équipe am na ay mag am na ay ndaw am na suñuy papa am na suñuy yaay et cetera ñoom ñëppaa ngi ci biir. donc ñoom ñëpp bu ñu àndee nag il faut que mu am ndaw c'est-à-dire énergie boobu noonu mu ko war a mën a doxal looloo waral tey ji ñun ñu taxawee noonu. parce que am na yu bari yoo xamante ne ñun ñoo ko vivre ñun ñoo ko xam. tey jii ci wàllu éducation sànq yaa ngi wax ma ne la problème bu rëy la parce que bu ñu nee lycée rek ñenn ñi jàngee rek la ñuy xalaat. transport bi c'est-à-dire lu bari mën na ko résumer. ci lycée boobu rek mën na faj lu bari. parce que boo xoolee Ngor nombre d'élèves bi mënoo xool masse bi nga xamante ne moo fay génn. di dem di jàng ji bu ñu demee jàng ji problème de transport bu amee. élève bi bu ñibbisee seen kër ñu ne ko mën ngaa toog parce que boo gisee ni yow da nga nar a yàq sa xaalis si benn élève boo xamante ne jaru ko da ngay mujjee arrêté beneen bi mooy des fois nga gis benn élève mu dem jàngi de 8h à 10h xale bu jigéen jàng xamul dara 8h 10h la am cours mu ngi war a amaat cours à 15h mu war a yendu Wakaam wala Yoff mu toog de 10h à 15h chaque lundi daf ko war a toog fii Yoff par exemple ñu ne ko demal kër diw boo demee nga yendu foofu mais yow mi toog sa kër da ngay yaakaar ne mu ngi kër diw waaye am na ku mu bokkal classe wala benn xale bu góor boo xamante ne mu ngi toog ci këram boo xamante ne mu ngi koy yendul mu koy defal lu ne kon danger yooyu nga xamante ne moom moo leen di gete yooyu yëpp dañu bëgg mu arrêté côté financier bi ak yeneen yoo xamante ne buñ ko tàllalee di nga gën a comprendre ci programme bi liy waral ñun ñu jël loolu def ko priorité macha allah donc lycée bi ñu jàpp ne au-delà de l'aspect éducatif sax dafa am beneen aspect boo xamante ne restauration des valeurs un peu lay signifier c'est ça ok moo tax daan ngeen inscrire ko ci seeni priorité te nag yamuñu foofu sax mooy daara yi nga xamante ni dafa amoon au niveau de Ngor Ngor ëtt boo demoon rek
presque daara mu ngi fa woon dañ bëgg a dekkal daara yooyu noonu parce que éducation yemul rek ci école ba mais il faut que ñu yar nit ki il faut que ñu xamal nit ki mooy kan xamal ko diineem parce que tey jii élèves yi ñu ci bari boo ñëwee wax leen waxu diine wala ñu war a tari saar sax nga rus donc yooyu noonu moo tax ñun ñi doon def cours de renforcement bi ma demee ba remarqué loolu si sama diwaan fële na le may defee cours dama woowoon ay oustaz yoo xamante ne chaque vendredi même bu fekkee lycée nga nekk ak foo mënti nekk da ngay def ay cours yoo xamante ne ñoom ñoo la koy defal voilà donc pour dire que ni loolu dañ demoon ba remarqué ko que ay élèves yoo xamante ne xamuñu dara dem école française yi nga xamante ne waaw loolu nasaraan li ñu leen jàngal foofu la ñu xam. te seen culture sax lañ fay mettre en valeur. donc yooyu noonu yëpp dañ ko remarqué woon moo tax daal ñun bokk na si suñu mission ñu dekkal daara yooyu noonu. macha allah léegi tey jeunes yi laay ñëwaat un peu balaa ñuy clôturer première partie émission bi. ndaxte am na lu ñu remarqué mooy que de moins en moins de jeunes. surtout ci élite intellectuelle bi nga xamante ne mu ngi dégagé wu. nanguwuñu soobu carrément ci politique. nga yaakaar ne loolu lan moo ko indi ndax loolu nekk na aussi li nga xamante ne mooy attitude bi gën ci jamono bi nga xamante ne fi lañ toll. ok bokk na si suñuy mission ñu jubalee politicien bi. ak askan bi. parce que gis nga jamono ji dañ jàpp ni képp kuy politique rek da ngay wax lu dul dëgg. dëgg mais man ñun dañoo bokk si ñi nga xamante ne dañu gëm ni mën nga dugg ci politique te doo wax lu dul dëgg. lépp loo xamante ne mënuñu ko ñu duñ ko promettre kenn. lépp loo xamante ne gis nañ ni boo ko waxee tamit doo ko def. bul ko wax. ñun lépp loo xamante ni daal wax nañ ko si suñu programme. incha allahu rabbi fas yéene nañ ko def. donc jubalee askan wi ak politiciens yi tamit bokk na si lii tax ñun ñu jóg c'est-à-dire il faut que ñu changer forme de politiciens yi ñu daan am. surtout nag domaine local bi. c'est pas pour les politiciens lii pour askan wi la. voilà donc moo gën a tax nag tey jii ñun si suñu mission yi dañ ko ciy boole. c'est-à-dire ñu xam ni c'est pas benn groupe de personnes la ñu askan la ñu jox ay dogal pour ñu war a dogal ci li nga xamante ni mooy dëkk bi. donc kenn ku ne am nga ci droit. commune bi ñun ñoo ko moom suñu commune la ñun ñoo ko war a defar. donc bu ñu bàyyi benn élite boo xamante ne de 10 personnes yoo xamante ne à chaque fois ñoom ñooy nekk les candidats ñoom ñoo war a nekk maire ñoom ñoo war a diriger ñoom ñoo war a defar. c'est pas comme ça. ñun dëkk bi ñoo war a defar suñu dëkk looloo tax ñun ñu ne la ngor moo koy defar. macha allah donc ngor moo koy defar ci kàddu yooyu noonu lañ leen ni la ñuy joxee le relais à la régie ñu seeti benn partenaire ñëwaat sur le plateau pour deuxième partie émission bi. Bienvenue à la mutuelle d'épargne et de crédit de la zone de Yoff MEGSI comme ni mu leen ko tàmm defalee dafa ñëw ak ay xewal yu wóor waaw rentrée des classes no stress lañ leen andil jàng ci jàmm ak MEGSI. Fini les soucis liés aux frais de scolarité de vos enfants. La MEGSI vous apporte la solution, le crédit scolaire. C'est un crédit spécial dédié à tous les parents d'élèves désirant faire étudier leurs enfants en toute quiétude. Le crédit scolaire peut prendre en charge, selon votre convenance, les droits d'inscription de vos enfants, leurs frais de scolarité, leur tenue scolaire, ainsi que leur fourniture scolaire. te li ci gën a neex mooy ci ay anam yu yomb ngeen koy fayee. Vous aurez jusqu'au 10 du mois pour payer la mensualité due à la MEGSI, la possibilité d'effectuer des paiements journaliers auprès de nos agents de recouvrement, une couverture maladie assurée. Les conditions à remplir sont simples. Présenter une fiche de renseignement de l'établissement et avoir une activité génératrice de revenus. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur le 70 630 35 34 ou le 33 820 44 63 wala ngeen ñëw suñu siège Yoff Layène ak MEGSI coono inscription jeex na bis na ki tey. merci beaucoup à la régie di rappeler mbokku internautes ak téléspectateurs yi que ne tey seen émission sans contredire mu ngi dalal Abdoulaye Samb di candidat à la mairie de Ngor. donc Abdoulaye ñu ngi nekkoon ci jeunes yi xam naa ne dañ fay taxaw tuuti ñu mettre fa l'accent parce que nekk na ñi nga xamante ne nii mën nañu wax ne
ñoo gën a important maanaam nombre de votants yi suñu zone ñun tey muy Ngor Wakaam Yoff yëpp ay jeunes lañ. nombre bi ci gën a important boog. léegi ñoom aussi ñu remarqué surtout par rapport ak benn cas mën nañu wax ne benn cas boo xamante ne xewoon na Yoff jamono ji koo xamante ne nii liste yi dafa génn muy jeune mu xool liste fi nga xamante ne foofu la bokk waaye gisul jeunes yu bëri yu fa nekk daanaka amul jeune sax jeunes yi fa nekkoon yëpp ay suppléants lañ leen def. affaire bi metti ko mu naxarlu ko waaye bi mu ko naxarloo aussi fi mu doon liggéeyee sax bërëbu liggéeyukaayam dañ ko fa daax maanaam loolu nekk ay contraintes yoo xamante ne nii tey jeunes yi genre yooyu noonu la ñuy dund ci parti politique léegi yow ban jàngat nga gis par rapport ak privation de liberté bi nga xamante ne nii tey ñu ngi koy dund foofu. waaw macha allah sànq sax boo gisee li ma doon wax maa ngi ko doon boros. ma ne jeunes yi actuellement dañu war a nekk ay producteurs d'idées. mais pas ay suiveurs. tey jii bu doon ne ñoom yëkkati nañ seen bopp taxawal seen bopp gëm seen idée teg seen projet. je pense que ni kenn du leen jël di leen mettre au second plan. parce que tey jii ñëpp xam nañ ni jeunes yi ñoo ëpp. maintenant mënoo am benn population bu jeune ba pare jël ay vieux di leen jël pour ñu diriger leen. parce que ñoom ñoo xam li ñuy dund. parce que loolu noonu dafa bokk ci li nga xamante ne vraiment moo mën a doxal dëkk bi. mënoo jël ñoo xamante ne ñoo ëpp ci dëkk bi ba pare nga jël leen di leen def ñaar ñett yoo xamante ne ñooy représentant yu jeunes yi. donc jeunes yi il faut que ñu nekk ci instance de décision yi. donc pour loolu mën a nekk nag il faut que ñu jël seeni responsabilité voilà à force nag bu affaire yi di continuer nii. ndax amoo yaakaar que ne mën nañ dem ba am benn opposition maanaam tey un conflit de génération jeunes yi taxaw diir mag ñi aussi taxaw diirante yooyu noonu. waaw lépp waxtaan la rek. gis nga tey jii ñun bi ñu jógee dañ yaakaaroon ne ñun benn équipe boo xamante ne ay jeunes rek ñoo fay nekk. waaye ñun gisante nañ ak mag ñi nga xamante ne du ñu naxaate. xam nga am na benn kilifa goo xamante ne dana ma ñaara am. da ngay moytu mag ñi nga xamante ne dañuy naxaate. te yàlla dogal na nag ñu dajeek ay mag ñu baax. mag ñoo xamante ne vraiment def ñu comme seen i doom. def ñu comme seen i rak. wax dëgg yàlla ànd ak ñun di liggéey ak ñun ba te bu ñuy waxtaan foofu âge mënu fa am. donc vraiment ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax ñu leen ciy féliciter di leen remercier aussi si niñ ko mën a waxee sax seen OFTF bi ñu am noonu. ok léegi ñu bëggoon xam aussi. yow yan relation ngay entretenir ak yeneen opposants yi nga xamante ne nii ñoo nekk au niveau de Ngor. ok Ngor moom benn famille la. daanaka am na ci opposant boo xamante ne sax man bi may ñaani soxna moo ma dem ñaan li soxna. macha allah kon daanaka ñu kooku maag moom duñu kii. tur bi fi nekk rek quoi tur bi rek moo fi nekk. donc defe naa ne ñoom ñëpp mën nañu ànd si ñu defar dëkk bi. te nag pour que mu mën a nekk aussi dafa am ay camps yoo xamante ne dañoo rival. am na camps yoo xamante ne xëy na dafa neutre. par exemple ku mel ni ñun amuñu kenn koo xamante ne dañuy xoosanteeg moom. amuñu kenn problème. même le maire actuel papa la su ñun. donc ñun amuñu problème ak kenn waaye xëy na nag vision yi ñoo bokkul. te defar moo ñu tax a jug. gis nañ ni ñoom ñu ngee doxal waaye dox bi dafa yéex wala dox bi jekkul. looloo tax ñu bëgg a jekkali dox bi wala ñu daw. parce que suñuy morom dañ ñu raw ci lu bari. loolu moo waral tey ji ñu jug ànd ak ndaw ñi ànd ak mag ñi ànd ak ñi nga xamante ne yaakaar nañ ni bëgg nañu defar dëkk bi. pour que ëllëg ñun suñuy doom ñu xam ni bàyyeel nañ leen dara. parce que Ngor instant bi xat na. Ngor vraiment xat na te. boo ñëwoon terrain fekkee benn match rek ba nit ñi wër terrain bi noonu da nga yaakaar ne jeunes yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñoom rek ñoo nekk si dëkk bi te boo duggaatee lu ko ëpp nga fay fekkaat événement bu ndaw maanaam même pas une minute benn cri bu ndaw bu amoon ci digg garage bi boo ñëwee fekk gars yi bu ñu rassemblé woo da ngay tiit donc loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne moo ñu tiital moo tax sànq maa lay dégg ngay wax si domaine foncier bi ak yenn domaine yoo xamante ne xëy na après bu ñu ñëwee dinañ ci gën a yaatalaat parce que maa ngi ko doon wax sànq ne la am na journée boo xamante ne dañ ko jàpp foofu si Ngor pour préparer présentation programme Ngor moo koy defar réewum Ngor voilà donc incha allah buñ ci yeggee dinañ ko gën a yaatal ba gars yi ñëpp jot ci parce que xam nga rek comme damay bañ gars yi copie collé quoi yaa ngi wax sànq lu am solo maanaam tey foofu turu opposant bi moo fa nekk mais dans le fond sax adversité bi mën nañu wax ne des na ndax yéen ñëpp da ngeen bokk tey entretenir ay relation donc ci loolu mën nañ ci jàpp ne Ngor tey dina mucc ci li ñuy wax violence pré-électorale avant élection yi ak post-électorale bu ñu annoncé résultats yi ba bëri violence yooyu noonu man je pense pas que ni mën na fa am te Ngor
defe naa ni lii mënuñu boole daal. lii mënul andi ay problème foofu. xanaa bokk du jóge si ñun. te képp ku ñëw pour andil ñu problème tamit dinañ la bàyyi nga dem parce que ñun xamuñu loolu. ñun jàmm la ñuy woote te jàmm la ñu yàgg woote gars yi xam nañ loolu. man par exemple man kenn mosuma àtte xeex. dañ taxaw wax ma kan moo may àtte xeex. man du ma xeex du ma xuloo. xam nga rek àdduna lépp waxtaan la rek. voilà donc vraiment ñun foofu la ñuy woote daal jàmm la ñuy woote fu dëkk bi di tàkkee Ngor doo ko dégg de. fépp fu ñuy taal ñun daal ku ñu tooñul kenn du ko duñ la tooñ. ñun daal balaa nga ñëw mën a tooñ fekk ñoo loo xamante ne ñun ñoo ko moom nga bëgg ko foqati si ñun. lébu nag dafa yaatu. gis nga Almadi gii presque ñun ñi ko dëkkee yëpp du ñun. te jaayuñu ko nit ñi dañuy wax rek xamuñu lu ñuy wax parce que Almadi boo xoolee lu ci bari parti bu bari jaayuñu ko. lébu moo yaatu waaye nag ab kus bu mu bàyyi foofu noonu pour moom boo ñëwee bëgg ka nangu si moom mu xeex. rawatina nag loo xamante ne moo ko moom. am na yu bari yoo xamante ne moom laa la wax sànq après incha allah dinañ ci gën a yaatal. incha allah waaw donc comme journée de présentation bi nga annoncé sànq. pour seen programme. ñëwagul. te foofu lañ koy exposé nag exhaustivement maanaam ñëpp mën a xam. mais tey mën nañ jàpp ne entrée bi la en attendant plan de résistance bi xanaa principaux points yi daal. boo ci mënee laal trop yi ci ëpp solo rek. waaw nga brosser ko au moins nit ñi xam li leen di xaar. incha allah loolu du doon problème. parce que am na point yoo xamante ne xëy na ñun ñëpp a ko bokk muy côté emploi bi. parce que ñun gis nañu jeunes yi liggéeyuñu au niveau de Ngor bi Covid bi ñëwee presque gars yi si lañ vivre loo xamante ne benn enfer bu ndaw. parce que presque ñun ñëpp ay pâtissier lañ. wala ay cuisinier nekk ci restaurant yi di liggéey. Covid bi ñëw ñu arrêté ñëpp. nga gis ay benn moment boo xamante ne mooy wane ni dëkk ñun ñëpp mënuñu basé wu ci benn emploi boo xamante ne ñëpp moom la ñuy def. donc il faut que ñu def loo xamante ne dafay boole yeneen corps de métier yi nga xamante ne ñu ngi foofu existé na. te am nañ fa ay professionnels yoo xamante ne vraiment ku leen jàppale ñu jàppale booy ñu am formation. boo xamante ne vraiment c'est digne de son nom et que dina mën a exercer loolu noonu ci ba mu mën ko dimbali mu def li mu xamante ne moom la war a def daal. maanaam diversifier compétence yi bu baax a baax. effectivement ci programme bi la bokk loolu tas nañ ko carrément ba yaatal ne xam ni par exemple affaire bi chambre des métiers bi. ñëpp métier yëpp lañ fay jël defal leen ay formation c'est-à-dire jeune bu ne foo xamante ne foofu la yaakaar ni war na ma fa mën a persévérer ñu jàppale ko ci loolu noonu. c'est-à-dire encadrement individuel sax dana am ci jeunes yi incha allah. macha allah par rapport ak exploitation littorale bi aussi. comme plage Ngor bokk na ci plage yi nga xamante ne mooy les plus prisées actuellement ak île de Ngor surtout tey bés bu yàlla defee Abdoulaye Samb nekk maire de Ngor moom lan la ci fas yéene def. waaw incha allah lépp loo xamante ne ci côté boobu la nekk daal moom danañ ci gën a yaatalaat côté boobu moom na ci seen xel daal liggéey nañ ci lu bari. waaw defe naa nous sommes je pense que dans dimanche incha allah rek présentation bi dina mën a jàll. ba côté boobu noonu lépp lu jëm ci wàllu environnement bi lépp lu jëm ci wàllu littoral bi tout ça te gars yi ñu ngi ciy def ay jéego yu rafet. wax dëgg yàlla macha allah dañuy ñëw rek accompagner parce que démarré nañ travaux yi ba pare. travaux yi maanaam pour littoral bi wala pour carrément aspect kii bi. wala aspect théorique bi la. wala ñoom ñu ngi carrément ci dans le bain. ñun ñu ngi ci depuis ñëwuñu rek taxaw moom laa lay expliquer. nee naa la ñun nekkuñu ñoo xamante ne tey lii moo leen yëkkati rek ñu jug. xam nga un politicien mën na bàyyi ba élection yi jub si mu jug ne dafa bëgg a jël mairie. waaye ñun nag dañu yàgg liggéey yow président xam nga ci dara. partagé nañ ay association yu bëri. rawatina rayon rassemblement des élèves étudiants de Ngor Wakam Yoff. yow tamit fekkee nga foo xamante ne maa ngi yóbbu jeunes yi ñu dem benn compétition fële sa Wakam. benn mooy jeunes en herbe bi. waa Ngor yi fas yóbbaale ko. mu nekk ay jeunes yoo xamante ni ambition bi mu ngi fii. bëgg-bëgg mu ngi fii waaye accompagnement bi moo fi nekkul. boo demee ba ay waa Ngor dem ba foofu noonu fekkee fa ay concours de mathématiques dem raafal ay prix yëpp yóbbu ko nga xam te ñoom amuñu lycée. pourtant boo yooyu noonu amuñu lycée. et pourtant capable nañ pour remporter trophée yooyu noonu. te ren ci bac bi nii on a des élèves yoo xamante ni ay 19 lañu am en mathématiques 17 en PC et cetera et cetera ay notes yu baax a baax yoo xamante ne man mii ba may jàng aw ma ko woon. avec les moyens yi nga xamante ne ñoom yi ñuy yor di ci góorgóorlu ku leen jàppale ba defaral leen lycée
kon kenn waxatu ko. parce que booy ils sont très intelligents. intelligence bi mu ngi fi. xam-xam bi mu ngi fi waaye nag lieu bi moo fa nekkul. lycée bi urgence la. ak yeneen yoo xamante ne vraiment dafa war a accélérer wu pour ñu mën a dab suñuy morom. macha allah donc ñu jàpp ne aussi. liggéeyal sa dëkk. laata nga koy laaj. sax pour diriger ko am na solo bu baax parce que li ñuy gën a remarqué wax nga ko léegi sa biir wax mooy que tey da ngay gis koo xamante ne peut-être sax il était à l'ombre moom. deful woon dara dëkk bi yëpp kenn xamu ko. mu dem ba benn instant ñu ne kat élection yi jot na laa mu génn. ak peut-être ay nit yoo xamante ne dañuy nekk ci ginnaawam et tout ne non dama soxlaa dëkk bi te avant moom deful benn preuve boo xamante ne wane na ne sax dëkk bi moo ko intéressé du ay intérêt crypto personnel. ok gis nga moom laa doon wax sànq boo gisee riir bi nga wax ni moo am si suñu candidature bi. xëy na bu doon kenn koo xamante ne kenn xamewu ko ci benn activité kenn xamewu ko ci dara. bu jugoon du tax gars yi tontu ko nii. am na ñeneen ñu jug te kenn déggu leen. am na ay candidats yoo xamante ne ñu ngi Ngor te kenn déggu leen. tey bu ñu ñëwee suñu tour yegg fii man am na koo xam ne daf ma woo ne ma ndax yow candidat nga au niveau de Yoff. ma ne ko non xëy na. waa Yoff yee baax rek. macha allah la même chose daal na ma au niveau de Wakam. parce que daanaka man chaque année damay def Wakam ay synthèse de sciences physiques et de mathématiques. di jàppale xale yi nga xamante ne dañuy waajal def examen. donc loolu suñu métier la wax dëgg yàlla. dañ leen ciy jàppale ci li nga xamante ne ñun moom la ñu xam. donc ñoom ñëpp aussi. ñu jël photo yi def ko statut et cetera léegi nag ku ci nekk yaakaar ni lieu bi nga nekk man foofu laa nekk candidat alors que Ngor laa nekk candidat donc man loolu day tax ñu gën a gëm ni li ñu nekk dëgg la te xale yi gis nañu xale yi dinañ ci jàngee parce que tey jii bu dul dara ñoom dinañ ne ki nga xamante ni moo ñu doon jox xam-xam moo taxaw nii ki nga xamante ni moo ñu doon teg ci yoon bi moo nekk nii bu taxawee xëy na nag sañul wax li nga xamante ni moo dul dëgg lépp lu ma leen wax tey defe naa ni dinaa ko jëfee incha allah buñ suñu borom yàlla ñu may ak mandu ak ngor surtout li nga xamante ni moom la ñuy ñaan d'accord léegi ñu ngi accès ci benn point wu émission boo xamante ne dañ ko intitulé 3 minutes pour convaincre maanaam tey candidat boo xamante ne dalal na ci plateau bi dañ lay jox 3 minutes yoo xamante ne da ngay jàkkaarloog sa ñi nga xamante ne ni potentiel électorat waxtaan ak ñoom wax leen lan moo war a tax ñu votal li yow en lieu et place d'un autre candidat boo xamante ne samp na dina donc jox nañ la 3 minutes pour nga convaincre. macha allah merci beaucoup ma nuyuwaat téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi may seetaan di leen wax ni rek seen doom seen rakk seen xarit moo taxaw ni jàkkaarloog yéen di waxtaan ak yéen di leen xamal ni ëllëg boo leen ko joxee seeni carte doo leen ko regretter te xam naa ni mën ngeen ko te di ngeen ko def incha allah parce que doom moo gën a sax si xol te am na suñuy maman yoo xamante ni dañu jël seeni doom ñëw jox ñu ko ñu leen di dimbali di leen defal éducation donc man en tant que éducateur en tant que koo xamante ne xam na dëkk bi ni muy doxee en tant que koo xamante ne bi mu waree jàng na en tant que koo xamante ne bi mu waree engagé wu pour le développement de Ngor engagé wu na bi mu waree defar na donc kooku bu taxawee tey ne dafa bëgg liggéeyal Ngor am na fu mu ko teg te bëgg na yóbbu Ngor au devant de la scène bëgg nañ Ngor ak li nga xamante ni moom la yor comme ay ressources vraiment mu nekk au devant parce que tey jii boo doon classé au niveau de Dakar Ngor ci communes yi doo ko jox premier doo ko jox deuxième alors que bu fekkee en termes de ressources Ngor mu ngi ci kanam donc loolu war na tax tey jii ñun ñi nga xamante ni ñooy waa Ngor moo koy defar ngeen sànni ñu suñu seeni carte di wax ni rek comme niñ ko wax ñun dignité ak gëm-gëm jom pas-pas la ñu bëgg dëkk bi di ko doxee moo tax tey ji ñu symbole bi mooy loxo bi nga xamante ni moom lañ dàq ni kurpañ pour wax ni lii mooy dignité franchise dévouement pureté loolu la ñu bëgg askan bi yëpp di ko doxale message la boo xamante ne ñaan nañ suñu borom mu jàll bu ñu gañee ak bu ñu gañewul ñun on a gagné inchallah on a rien à perdre voilà inchallah léegi ñu ngi accès ci cëppaandaw émission bi xanaa mais ñu bàyyi la da nga tàggatoo ak internet ak téléspectateurs yi la doon suivre tey muy sa mot de la fin macha allah xanaa kay di kontaan ci waa Ngor bu baax a baax parce que tey jii fi ma toog nii ba ñu invité ma Yoff Média TV wala ñu may invité ci beneen télévision waa Ngor a tax parce que lépp lu ma leen doon defal rek dama ko xeeb yàlla xam na loolu parce que Ngor li mu ñu defal moo ëpp
donc di gërëm ñi nga xamante ne ñooy waa Ngor ki yëpp bu ma limee rek juum ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp macha allah di kontaan ci vraiment di commencer nag ci imam bi chef de village bi di gërëm aussi monsieur le maire di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo fa nekk parce que ñooy suñu kilifa parce que comme ni ko seen way bi di waxee ñoo fi nekk incha allah yàlla na def tamit yàlla suñu borom yi nga xamante ni moo mën yàlla na def tamit ñun ñu nekk fi incha allah donc ñun aussi ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci ni nga uyuse tey suñu invitation waaye di remercier aussi internautes ak téléspectateurs yi nga xamante ne nii à chaque fois ils sont au rendez-vous pour seetaan chaîne bi Média Info TV waaye aussi di ñu suivre à travers émission bi sans contredire mais aussi di beral remerciement équipe technique bi nga xamante ne nii toujours dama koy wax sans ñoom émission bi du am bu ñu waxee Jibilaay wax Khadim wax Marème Diagne bëgg a ceeb yaakaar naa yóbbaale nañ ñi si des ñëpp di encourager encore une fois suñu directeur muy Ousseynou Diagne ndaxte yaakaar naa lu bëri jaar na fi waaye boobu ba léegi mu ngi téye bàyyiwul ak sama mbokku naataango animateurs yi nekk ci chaîne bi yëpp te di leen jox aussi rendez-vous le 25 décembre incha allah Sunset Hotel muy benn dîner de gala bu soft boo xamante ne ni mooy marqué les 2 ans de la télévision Sunset Hotel lay amee incha allah à partir de 20h képp koo xamante ne nii bëgg nga am plus d'information par rapport à dîner boobu noonu mën nga contacter Média Info TV ñu jox la ci bépp information boo xamante ne nii soxlaa nga ko muy annonceur muy partenaire muy nit koo xamante ne sax dafa bëgg a ñëw assister wala jàppale télé bi yaakaar naa tribune boobu mooy tribune bi gën ci tribune yi donc sur ce ñu leen jox dig daje incha allah semaine prochaine même heure même jour même chaîne sur Média Info TV l'image des gens d'ici